waaw Zallo laaj bi njëkk mooy gannaaw làmb gi Zallo ci lan la nekk. gannaaw làmb ji maa ngi sama ay business su bopp alors am na benn écrit boo xam ne suma mag moo ko créé muy Cheikh Mbaba am na sama benn doom boo xam ne mi ngi bëre foofu laa nekk di jàppale xale yi alors ci loolu laa nekk quoi. da nga ne business donc business bi ngay wax mooy maanaam yaa ngi ba léegi ci benn école benn écurie maanaam. waaw maa ngi ci benn écurie waaw dem di leen jàppale quoi. maa ngi war naa taxawal suma écurie bopp mais comme récépissé bi génnagul moo tax may xaar quoi en attendant fii ak déwén mu génn rek comme ça ma commencé quoi incha allah. bu ñuy dellu si également ci jaar-jaaru Zallo ci làmb. waaw tey bu ñu tuddee Yaxya Diop Yékini rek ne Zallo. parce que daanam bi njëkk Yékini am ko ci Zallo la jaar. booy dellu si loolu Zallo nan la demee woon. waaw nu mu demee woon benn drapeau chef de l'état la woon bu amee woon Fatick fële mi ngi nekkoon année 94 95 yooyu waaw ñu ñaari drapeau moo fa amoon muy drapeau assemblée nationale ak drapeau chef de l'état bon yàlla dogal ñaari drapeau yëpp man maa ko jëloon jour boobu noonu quoi parce que dafa amoon poids léger ak poids lourd bi ñun la woon Yékini Yamou Sarr bari woon nañ quoi yàlla dogal drapeau assemblée nationale bi ma jël ko bi ñu paree ñu def toute catégorie pour drapeau chef de l'état bi alors yàlla dogal tamit ma daje Yékini final ma jël ko quoi. combat boobu nan la demee woon. waaw arbitre dafa soufflé rek moom ñu leewaatoo mu daw di ma plaqué ma delloo ko plaqué ko mu daanu quoi. Zallo jóge ci loolu jaar ci écurie Fass. daan fi ndaanaan yu bëri. ba benn jamono ñu naan écurie Fass de bu fa Moustapha Gueye jógee. Zallo mooy tee làmb. waaw mooy tee écurie Fass. ñu jéeg saay aussi gis loolu mujjul am ba Zallo génn écurie Fass. lan moo waral génnu Zallo écurie Fass. waaw xam nga àdduna moom loo gis yàlla moo koy dogal quoi bon écurie Fass nekkoon naa fa nekk fa ci jàmm nag nekk fa nekkin bu rafet tamit quoi mais xam nga dañuy dem ba benn instant man ak ñoom déggootuñu comprendre nga yaakaar naa loolu expliqué naa ko expliqué quoi ba dem ba bokkatuñu xalaat bon ci laa génn écurie Fass ma dem créer sama écurie quoi mais nekkul loo xam ne lu garaaw la quoi. ñàkk déggoo boobu ci ban wàll la woon ci wàllu maanaam nekk ci kanam la woon parce que yaa fa gënoon a nekk ancien mais également gis xam-xam baa ngi fi woon. wala boog maanaam ci leneen la woon lan la woon exactement. waaw xam nga nekkul parce que moom boobu Tapha Gueye bàyyeegul te moom moo nekkoon sama kanam mais xam nga am na loo xam ne du lépp la ñu mën a wax tamit aussi quoi en tout cas dem nañu benn stade ba déggootuñu rek mais nekkul ay affaire yu njiit ak yooyu quoi parce que tamit làmb ci kaw la ñuy dabante man bu ma demee góorgóorlu ba nga xam ne ñi muy bëreel moom man ñoom laay bëreel kon àgg naa fi mu nekk bon yàlla moo dogal nag xëy na noonu la demee woon quoi am benn réeróo bu ndaw rek comprendre nga xam nga te loolu nekkul kon loo xam ne sax lu ñu décidé la woon la ñoom wala man lu ma décidé woon am na benn réeróo bu amoon am na ku ma ci waxtaanal ne comme ça damay dem waxtaan ak ñoom ñu teg affaire bi ci yoon ko ki ma ci waxtaanal moo jaar ci suuf dem expliquer leen ñoom ne bàyyi naa écurie bi te or que man nekkul kon bàyyi naa quoi. waaw Zallo tey. ñu bëri di naqarlu li nga bàyyi écurie Fass. waaw chaque fois bu ñu waxee aussi doo bëgg a wax exactement lan moo tax nga bàyyi écurie Fass. waaw tey jot na tamit parce que sa fan si yëpp. ñu ngi la mere yëpp suñu la mere mooy que ne dañ ne waaw Zallo dafa gedd mais lan la woon exactement. voilà léegi man xam naa loolu parce que bi ma génnee écurie Fass am na ñoo xam ne ñu bari dañ ma doon supporter di ma jàppale dañu mujjee téye seen loxo. te xam nga tamit aussi nit sutura dafa baax ci loo gis quoi comprendre nga sama fans yi bari na ñoo xam ne bi ma génne écurie Fass ci lañ ma bàyyi mais nit tamit da nga war a xam lu tax yan raison moo tax mu def loolu balaa nga koy mere mais bul tëb tëb mere ko quoi comprendre nga te nekkul loo xamante ni lu ñu mën a wax la ca kaw parce que loo gis rek sutura daf ci baax te et puis lu xew ci kër war nañ ko mën a régler ci kër quoi ma expliquer li taxoon ma génn fa. yaakaar naa taxul ma dellu fa wala taxul affaire yi arrangé wu garaawul baal ma garder ko noonu rek. waaw mais li nit ñi wax mooy que ne rivalité bu amoon la diggante yow ak Tapha Gueye la par exemple. comme ni nga ko waxee da ngeen toll jamono joo xam ne yéen ñaan ñëpp yéen a ngi bokk ñu ngi di bëreel. waaw Zallo benn instant aussi jotoon ne Tapha Gueye commencé woon jeexal. Zallo nekk ci kanam ñu ne boog Zallo dafa bëggoon a ñu jox ko lenge yi. nee nañ loolu moo nekkoon problème bi est-ce que loolu la. non man du ma xërtu dara parce que man bi may nekk écurie Fass nekkuma foon man samay grand frère laa fa nekkaloon am na kenn ku ñuy wax Cheikh Mbaba ci moom laa jaare woon ba dem écurie Fass yàlla dogal ñoom ak katti jóobin juboo ñu dem ba déggootuñu ñuy génn biñ ma bëggee yóbbaale dama ne woon du ma dem c'est parce que jotewu ma woon ak ñoom dara parce que boobu dem naa ba am ak Moussa ñu coloré boo xam ne mënatuma woon dem comprendre nga mënatuma woon dem ma resté fa toog quoi ñu may jàppale
may góorgóorlu di ñefe ba dem ci benn étape boo xam ne Tapha Gueye ñi muy bëreel man ñooñu laay bëreel bëre naa am Ibou Ndafa ma bëreeg Ibou Ndafa bëre naa Maam Njambaan ma bëreeg Maam Njambaan kii dama mat si nii la moom kii da ko daan ma mat si nii la moom mu daan kii ma daan ko ay Mohamed Ali daan na ko mu daan ko man dama daan Mohamed Ali dem naa ba nga xamante ak naa fu mu ak comprendre nga mais dem nañu ba ci biir daal réeroo am quoi comprendre nga garaawul baal ma rek ma leb ko noonu quoi. Zallo également. parce que dama ne woon sax man aussi écrit boobu dootuma ci wax quoi comprendre comme jóge naa fa mat na 7 ans léegi nekkatuma ak ñoom bon bëggatuma leen sax di expliquer seen i détails quoi. léegi sa relation ak waa Fass lan la léegi lu xew. parce que déggatuñu leen lu mu demee noonu. voilà parce que boo xoolee man bu may def sama ciblé bi invité naa leen ñoom laa defoon invité d'honneur ñëwuñu moo tax sax man ne la sànq nii bëggatuma sax di wax ci seen i wax quoi parce que tamit man ak lu mën di demee nit ki foo ma yem rek foofu laa lay yem bi ma leen invité kenn laa xam ne mooy Père Mbaye Guèye ñëw na fa teg na fa tànkam des fois daf may woo dama koy woo mais ñeneen ñi dégganteetuñu quoi. kon maanaam delloo ñu fay ñu naar bi xoromam. waaw ñoom daal ñoo xam man li ma waroon def naa ko quoi comme bi may génn ci làmba bay ak yenn étape yi fa la ma ñëpp xamee su ma demee bay bàyyi yoon la tamit aussi ma delloo leen jukkal quoi loolu moo taxoon ma def ko mais xam naa amuñu woon jot wala xaw ma lan la mujjeewuñu ñëw quoi. waaw Zallo tamit am na ñenn ñu ne. parce que tamit liñ lay laaj askan bi dañ koy muñee ñu ne Zallo dafa amoon bayre jigéen ñu bëri ne nañ sax looloo yàq laamam jigéen ñi ñoo yàq laamam jigéenu séeréer yi parce que Zallo fu mu demoon di bëre xale dañ koy topp ak yooyu ñu ne loolu moo yàq sa laam loolu yàq sa carrière. waaw c'est parce que kon loolu bu nekkoon kon lu ma def ci lam du ma ko def mooy li ma la wax léegi am na loo xam ne mënuñu ko wax comprendre nga nekkoon naa ci écurie ba li ma fay jógee aw ma defet ba ne may jóge ci écurie boobu aw ma defet bi ma génnee benn combat laa def ma daan après combat yi ci des yëpp ma koy perte kon yaakaar naa nekkul affaire yu jigéen xëy na dogalu yàlla bu ñëw la rek quoi am na loo xam ne tamit li nga dégg noonu am na ñeneen ñuy wax beneen côté leneen adduna noonu la demee rek quoi. du noonu côté boobu aussi Zallo jékki saay rek defet yi di tegloo. waaw lu waral loolu parce que tamit kattan bi si la gënoon nekk parce que tamit génn nga écurie Fass ba te ba nga fay génne kattan nga amoon kon lu tax nga jékki saay rek. kattan laa amoon mais lu ma mën a wax mooy yàlla moo ñëw ak dogalam. mais tamit bu fukki nit di gas fukki nit di suul paxay pënday bari mais pax du am foofu laa yem. waaw maanaam kon Zallo gars yi dañ yow gis nga ne benn côté ndogalu yàlla am na ci mais am na ñu doon xeex ci ginnaaw. waaw mais mënul ñàkk làmba ji fii loolu moo fi nekk. làmba ji fii sawaay loolu moo fi nekk nekkul man kese am na ay yeneen mbër yoo xamante tamit li ma arrivé na leen loolu moo nekk ci làmba ji ah. kon yow defet yooyu ñoo la poussé nga bàyyi làmb. waaw moo ma poussé ma bàyyi parce que tamit góor laa quoi mënu ma di bëri à chaque fois may daanu te ñi may daan man wóor na ma maa leen man ma am ay mbokk am ay xarit am ñu ma bëgg may daan ñuy am naqar te ma amee combat dañu koy jël seen bakkan may daanu ñuy am ay lu la naqari loolu du ma neex tamit quoi. génn nga Fass créé fi benn écurie yàgg Rock Mbalax. waaw lu mujjee. waaw écurie boobu tamit comme man dama bàyyi te Rock tamit atam mat na pour mu bàyyi loolu moo tax écurie bi ay am na xale yu fa nekk aussi ñu ngi leen di jàppale. mais écurie boobu mi ngi dox ba léegi quoi. waaw sa relation ak Rock Mbalax lan la. suñu relation man ak Rock Mbalax bon ñu ngi xamante année 91 moomu ñun bokk nekk écurie Médina man ak Cheikh Mbaba bi ma la doon wax léegi nii bi ñuy dem écurie Fass ñu ànd dem moom demul kon boobu ñu ngi nekkoon ci tubaabu joor après ñu dem man ma nekk foofu ba commencé feeñ moom comme sama xarit la ma wax ko pour mu ñëw foofu bi mu d'accord ne dafay ñëw ma waxtaan ak waa Fass ni ay mbokkam tamit ñëw fa waxtaan mu ànd ñëw fa ñu continuer nekk ay xarit man ak moom ñu dem ba benn instant man dama bu jëwoon naa génn sax def force tranquille après ma dem ma mujjee ñëwaat fa comprendre nga bi ma ñëwaatee nag bi ma ñëwee moom ci contre Tonnerre xaw ma Moussa Dioum ñaar yi combat yooyu ci la fa am problème tombé man tamit ma fay am problème comprendre nga ñu àndandoo bàyyi mais maa ngi dégg ñu naan Rock Mbalax moo ma yóbbaale mais maa gëm yàlla am na ku ma gënoon jege pourtant bi muy génn dama bañoon mais ñu bari fii damay dégg ñu naan Rock Mbalax a génn yàq xelam yóbbaale ko man kenn mënu ma def loolu ma bëggul def dafa tombé nag tombé na mu am fa problème man tamit ma am fa problème man maa ko njëkk am problème sax mais moom comme problème dafa njëkk ñu dàq ko loolu moo tax ñu ànd ñu génn ñun ñaar. même problème bi la. waaw mu ngi noonu daal sama waa ji. non daal mu ngi noonu daal. parce que même problème bi la parce que tamit muy yow di Rock Mbalax. mun nañ ne gannaaw Tapha Gueye te Tapha Gueye yooyu instant yi nekkoon na ci fin de carrière am. yéen a fa dàqoon bëre. dëgg la Fass mënoo wax te waxuñu ay ñoom Gris léegi la kon problème bi bu ñu seetee ba ci biir maanaam problème mu rivalité la ci biir problème mu kii war na nekk ci kanam gis ngeen ne am na foo leen toll tamit. yàlla mooy def loolu. yaakaar naa tamit aussi écrit boo gis rek des fois nga dégg ci ay coow
am na yoo xam ne nag kilifa yi dañuy jóg dox ko wax ko ñu régler ko mu toog am na ñoo xam ne yow écrit yoo xam ne nag peut-être du ñu def loolu bu ko defee nag kenn li nga xalaat ne moo la arrangé rek nga def ko quoi c'est parce que ne bon noonu la demee quoi. waaw tey nekkoo écurie Fass. mais mënuñoo wax Zalo te waxuñu écurie Fass. non non loolu mënul nekk écurie Fass jamono jii nii ay problème bëri na fa parce que mbër yi fa nekk yëpp ñu leen di wooyee comme par exemple Gris Bordeaux ak ñooñu ñu ngi tegle ay défaite. tey booy jàng écurie Fass pour yow lan mooy problème bi ci côté lamb ji wax ma loolu mais pour yow lu waral défaite yi pour yow. waaye yaakaar naa seen problème ñëpp a ko déggandoo dégg nañu fi problème mu Papa Sow Gris Bordeaux dégg nañu fi yeneen problème alors man dama mës di wax ne écurie la boo xam ne te lu may wax dama ko gëm suñu mànkooyee ànd ñoom ñëpp am benn combat am ay combat sax laaw bëgg ko ñoom ñëpp ñu jàpp ne combat yi waruñu ko ñàkk man de li ma fa nekk ba jóge fa à chaque fois bu ñu amee combat bëggee ko noonu dama gis ne dañ koy gagné quoi mais saay bu ñu amee ay coow ay kii rek écurie bi noonu lay demee quoi nekkoon naa fa. mais ba ma fay nekk man ak Tafa Gueye seul ñoo fa nekkoon ñaar ñoo xamante ne ak nañ ci kaw di bëre Tafa Gueye jiitu woon man ma topp mais yaakaar naa problème yooyu daawuñu ko foon dégg peut-être daan na am sax mais daawul jëm kaw mais instant bii nag xam nga mbër yi nag dañ fa bari car macha allah champion ya bari fa te nee nañu ñaari yëg mënuñu bokk mbalka des fois erreur yi day am ñii gisee na la ñii gisee na xëy na problème yi loolu la rek mais en tout cas li mu mën a xam mooy mbër yi ak encadrement bi suñu jubóowee nekk benn écurie la boo xam ne neexuñu gagné quoi. kon bu ñu déggee wax ji mooy que ne écurie Fass instant yi nii problème organisation moo fa am. waaw moo fa am mais nag organisé wu nañu taay yi nii nañu xool ba xam seen combat yi ñuy jëm ni naka lañ ciy génne parce que dégg naa woote nañu benn réunion ba waxtaan nañu ba tuute ok fi mu nekk nii ma leen di ñaanal rek seen combat yi di ñëw nii liñ ci bëgg yàlla na leen ko yàlla côté boobu Zalo nekk écurie Fass ba génn fa am fa defet Tafa Gueye nekk fa nekkoon Tigre de Fass. Gris Bordeaux ñëw ñu ne mooy Tigre de Fass te muy teg la ay defet est-ce que pour yow Tigre de Fass bi xam nga tey jotul ñu changé ko wala boog lan appréciation ngay am ci Gris Bordeaux bi ñu ñëw mooy Tigre de Fass te pourtant ba tey Fass demul kaw. waaw comme moom mooy Tigre de Fass instant bi nii te moom moo fa nekk moo nekk leader bi xam nga ay défaite mënul tax nag tamit ñu ne dañ la fiy teg fi keneen dañoo war a xool ñoom lan moo koy yàqal ñu defar loolu jéem ko organiser ba nga xam ne bu taxawee li ñu bëgg ci moom dina ko am mais bu fekkente ne tamit te maa ngi seetaan ci benn jour te Gris Bordeaux bi ñu koy solal affaire bi nee na bëgguma ngeen solal ma ko ba pare Tigre ba pare seetaan boo leen ma ko solalee ba pare jàppale ma li ngeen bëgg naa ko def léegi nag loolu est-ce que am na est-ce que amul bon mu ngi noonu quoi. mais est-ce que tamit Gris Bordeaux am na xam-xamu nekk Tigre de Fass. waaw xam nga Gris tamit am na mënin bu mu mënee ba nekk ba ci kaw stade bi nii ba daan fi ñu bare ah li tax loolu noonu mënin boobu mu rëcc ko parce que man am na lu ma ko xamee loon gisatuma ko Gris da daan dóor rek songu mais léegi day taxaw di xeex jëlal combat yi temps te daawul bëree noonu xëy na tamit loolu moo indi ay defatam nii parce que Gris da daan léewaan toog yow dóor la nga dóor mu jël la mais song moomu léegi gis naa ne perte na ko parce que saa bu départ di song gars yi dañu koy gis téye ko mais na travail ci loolu xëy na loolu moo tax victoire yi gaawatul. bu ñu xoolee Papa Sow aussi Papa Sow dañuy fàttali Zalo ci seen situation muy lan Papa Sow mi ngi soog a defet yi léegi la soog a am muy Lac de Guiers mais Papa Sow aussi toll na boo xam ne Gris Bordeaux doon tegle defet yi moom muy am victoire. waaw ñu jéeg saa yi gis ne Papa Sow Gris Bordeaux demeetul noonu est-ce que du même situation Zalo Tafa Gueye xam la mooy amaat. non non du ma mën a wax loolu parce que xaw ma lan moo nekk seen biir ñoom parce que man nekkatuma fa kon mënuma xam lan moo leen boole ak lan moo nekk seen biir mais en tout cas li ma mën a wax mooy Papa Sow mbër la boo xam ne mbër bu mën bëre la ku am jom la ku am fit la te gëm na li muy def te yaakaar naa forme yi ma ko daan giseel maa ngi koy gis ak moom ba léegi xaw ma nag lan moo indi problème yi ba tax muy demee noonu bon comme nekkuma fa mënuma ci sori quoi mais daal en tout cas dama li ma leen di ñaanal mooy daal samay gaañal lañu samay waay lañu surtout Papa Sow ak Oussa Sow ñooñu samay waay lañu sama ay booy lañu yoo xam ne du may nekk écurie Fass li ma lay wax ni lu dëggu la dañ nañu toog di waxtaan lu xóot man ak ñoom parce que Seydina Mohamed li ma koy ñaanal mooy Papa Sow yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla may ay ndam ci li mu judd. mais Papa Sow kon tamit nañu wax te dëgg Zal jot est-ce que jotul aussi Fass comme que Gris mi ngi teg lay defet jotul aussi ñu jox Papa Sow chance am ci roi de ci kii bi ci Tigre de Fass bi aussi. waaw xam nga tamit loolu ñoom ñooy xool rek. non mais ñoom ñooy xool mais yow tey xam nga làmb Zal. ñu ngi nëbbante xam nga làmb. tey est-ce que tamit jotul comme que Gris mi ngi ñëw mi ngi teg la ay defet yoo xam ne ñu ngi naan Gris tegul combat am ci yoon respecté wu ko. Papa Sow mi ngi entraîné mi ngi ak formam comme ni nga ko wax est-ce que tamit jotul tey Fass ñu jël décision aussi essayer keneen. ah waaw xam nga ñoom ñoo toogoon ba xool ne Gris Bordeaux la ñu jox ko xëy na bu ñu toogee ba xëy na ñu gis ne du moom
xëy na dinañu ko teggi bu ñu gisee ne moom la tamit ñu continuer ak moom. yow tamit boy bu ñu ñëwoon Papa Sow nekk na Tigre de Fass du la bett. waaw parce que papa tamit aussi boo xoolee à chaque fois mi ngi examen pour jàll parce que maa ngi ko commencé xool ci nees bi mu ñëwee dafa retourné bi passé ni mook Lac de Guiers tamit aussi dafa retourné wu kon moom itam awagul yoon woo xamante ni war na mën a dabi gars yi maa ngi koy ñaanal nag yàlla na ko yàlla defal quoi. est-ce que gis nga ci biir Fass kenn koo xam ne tey gannaawul Gris Bordeaux mën na fa nekk Tigre de Fass. si comme kan. gis naa benn booy boo xam ne muy rakk Gris Bordeaux. Maodo. Maodo booy la boo xam ne raar na ci poids lourd bu toll noonu moom muy manipuler yaramam au lieu yaramam di ko manipuler moom mooy manipuler yaramam am Manga 2 laa gis Manga amoon na poids mais da moom moo mën yaramam lu ko neex la daan def te booy boobu gis naa ci moom mën na bëre mën na xeex ba pare moom yaramam buñ ko jàppalee war na mun a nekk champion bu mag. Zallo. tey lamb Sénégal boo koy xool ci wàllum bëre. nan nga ban analyse nga def ci bëre bi léegi bëre bi ak jamono ji ak nouvelle génération bi. waaw nouvelle génération bi am na ay champion am na ay mbër yu mën bëre yu fi nekk problème bi kay mooy stade bi nii arène bi dafa manqué ay promoteur parce que boo demee ba nga xam ne pour combat yu mag yi taxaw day am ay coow te da nga naan dégg rek combat bi taxaw na bële taxaw na mais léegi pour ñu am te yaakaar naa loolu sponsor yi ñoom ñoo ko def te nag Macky Sall jox na leen exemple bu demee ba taxawal tabax arène nationale. loolu mooy jàppale leen làmb ji te na effectivement loolu moo war a am parce que làmb ji nag mooy suñu sport mais boo jëlee 32 milliards def ko ci làmb te sponsors yi taxaw ne promoteurs yi mënuñu tëgg seen xaalis kese buñ ci tëggee dañuy perte kon làmb ji stade bi ni promoteurs yi ñoo war a ñëw sponsors yi ñoo war a ñëw jàppale promoteurs yi ñu organiser làmb yi comme ça làmb yi neex mbër yi ma fi gis ni mbër yu mën a bëri lañu suñu amee ñu leen jàppale dinañu fi gis làmb ju neex parce que ay booy yu ngi génn ci suuf waxuma ñu nekk ci kaw de mais am na booy yu génn ci suuf yoo xam ne stade bi nii war nañu mën a téye làmb ji ëllëg quoi. tey Zallo boo doon wax si booy génération bi nii pour yow boo doon tudd kenn ki fi dàq bëre wala ñaar yi fi dàq bëre ci yow ñu teg ay écurie Fass ak lépp de côté mais yow en tant que mbër nga gis ne ñaar ñi tey ñoo dàq bëre ci làmb ji wala di nga si gis sa bopp kan ak kan lay doon. gis naa du ma wax ñaar damay wax ba ñett. waaw gis naa ñett yoo xam ne stade bi nii ba ñeent sax muy Ama Baldé. Ama Baldé. muy Boy Niang. muy Boy Sa Thiès. muy rakku Gris boobu noonu. Maodo. gis nga ñeent ñi mën nañu téye làmb ji ëllëg ci kaw. ñoom Balla Gaye buñ duggee si cadre boobu Balla Gaye Eumeu Sène bu dee Eumeu Sène sax moo fay mag ñoom Modou Lo yooyu foofu noonu nan nga gisee ñooñu ay ñoom Gris. waaw cercle boobu noonu boole ci Lac de Guiers 2. Lac de Guiers 2 waaw. damay wax ne gis nga kooku champion ngi noonu parce que mbër la boo xam ne pour li nga bëgg nga def ko yombul te moom des fois day li mu bëgg da la koy def Lac de Guiers 2 bàyyil xel li ma lay wax nii lamba ji mën na mujjee ci loxoom neexul daan de waa jooju. kon pour yow instant yi moo gën a garaaw ci mbëri. non man fi ma gis ci génération boobu instant bii nii neexul daan waxuma ne nag gars yi mënuñu ko daan de parce que Modou Lo tamit jàmbaar la trop ku naqaree daana ngi noonu booy boobu tamit mais dama ne Lac de Guiers 2 saa waay na ko gars yi bàyyi xel quoi. combat boobu loo ciy wax loo ciy analyse. waaw combat bi li ma ciy wax mooy combat buy neex lay doon ba pare tamit mun na nekk combat boo xam ne tamit comme ni ñu defoon bee passé parce que tamit ñoom ñaar bu ñu sensé wul ni ñu bëree woon noonu lay demee rek parce que Lac respecté na lamb ba nga xam ne du yàq lamb du saaxee lambam te Modou tamit yaakaaruma mu ñàkk gis lu mu xamul ñëw di forcer waa ji pour di ko daan man séentu naa lamb joo xam ne kii gagné bu ñu bàyyiwul ni ñu doon bëree mën na nekk par kii gagné par comme ni mu demee woon bële passé rek quoi. tey ñoom ñaar ba doon analyser seen bëre lan mooy fort kenn ki par exemple Lac de Guiers lan la mën a def Modou Lo pour daan ko Modou Lo nan nga gis ne noonu la war a bëree ak Lac de Guiers pour daan ko. waaw Lac de Guiers moom bu bëggee daan Modou Lo il faut mu ñëw dox ci kawam bëreek moom carrément quoi parce que dama gis ne ñi ko daan dañu dox ci kawam forcé ko par force ñu bëre muy boo xoolee moog Balla Gaye boo xoolee muy Bombardier xam nga Bombardier dafa fermé rek dox ci kawam mais képp ku taxaw di jël ak moom taal di léewaatoo di benal mënoo daan Modou non mënoo ko daan. Modou Lo nag kon côté mag Lac la. Modou Lo tamit côté moom loolu mu wax ne waa ji da koy def moom il faut mu def loolu pour daan Lac mais bu taxawee nii rek di jéem a nax ko mënul nax Lac parce que Lac léppam dafa assuré xeexam dafa assuré bëreem du la may dara
léegi nag da ngay dal ci koom fight ak moom rek jéem a wuti dara pour nga mën ko daal. ñaar ñooñu kuy favori ci yow. ñoom ñaar stade bi nii kuy favori non dama naan 50-50 la quoi. buñ jugee foofu ñëw ci Balla Gaye 2 ñëw ci Gris Bordeaux. combat boobu noo gisee. waaw combat boobu xam nga tamit Balla comme situation yi mu nekkoon nii man dama xamul ba xam ndax stade bi nii gis naa daal physique am stade bi nii wàññeeku na bu baax gis naa ne daal physique am teguwaat na ci yoon dama xamul nag ci biir ba xam ndax li affiché ci kaw mi ngi ci biir wala déet quoi. moo tax ci biir mooy lan. waaw c'est-à-dire ndax force bi ak yëpp mu ngi fa quoi xam nga. mais boo gisee daal liggéeyaat na ba nga xam ne physique am daal mi ngi koy jëlaat quoi dama xamul nag ci biir ndax force ba mu nga fa wala nekk. Gris Bordeaux nag. waaw Gris Bordeaux mun naa ne wax naa rek lu ma waxoon façon bi ma gisoon mu daan bëri di ci am ndam jiwaat bëreem du taxaw di ay corps à corps ay dóoral ma dóor ay kii non loolu du bëreem dafa am lu mu mëne woon ci la nekkee champion na ca dellu travail rapidité ma nga xam ne saa yi bu jógee li mu bëgg mu fekk ko fa mais saa yi bu jógee ñu téye ko buñ ko téye bon gisuma ay qualité bëreem yu bari gisuma ko quoi. léegi ñoom ñaar ku ci dàq bëri pour yow. non c'est-à-dire li ñu wane ci làmba ji pour man Balla moo dàq bëri. moo dàq bëri léegi kon yow. booy parce que li ñu wane façon daan yi ñu daan boog Gris façon Balla façon daan bu ne gis nañu daan na ko mbër donc kon mun naa ne moo ëpp qualité bëri. ñoom ñaar tey kon boo jox favori kan ngay jox favori Balla Gaye. waaw. Balla Gaye ngay jox favori lay jox favori waaw. tey combat bi pour yow si nan lay jeexee Gris lan la war a indi Balla lan la war a indi. Gris de li ma wax rek loolu la war a dem defi ji man sama booy la jàmm rek laa ko yéene billaahul kitaab bi man du ma ànd ak ay nit ba pare après dem fële di leen yéene lu bon non melu ma noonu mais en tout cas pour mu ñëwaat jëlaat place am ci làmbam li mu daan entraîné mu entraîné ko li mu daan bëree mu bëree ko ay dafa mën xeex ay du ñu wax ku dóor ku daan la ñuy wax mais dama gis ne léegi dafa favoriser xeex bi trop quoi mais song lañ ko xamee woon na travaillé woon loolu nga xam ne saa bu ne bëre te fekk fa ki mu ko ni mu fa fekk yëpp da leen daan mais lu tax muy bàyyi loolu rek bëgg a topp xeex bi. Balla moom ni mu daan bëree xam na ko moom itam léegi dafa commencé di xeex combat mi mu bëree ñàkk ko yëpp dafay encaissé coup KO boo xoolee contre Bombardier balaa muy daanu dafa jël coup KO contre Eumeu Sène dafa jël coup KO na bàyyi xeex bi te bëre ji moom itam. kon moom instant dafa war a éviter xeex bi combat bi. dafa war a éviter xeex bi ñu dem bëre ji bëre lañ ko xamal Balla. bu njëkk ba daan na xeex benn xeex laa fi gis ñaar muy Tyson la fi dóor ak beneen bi muy doog a jóg moo ko Saalum mais yi ci def lépp day daan ñëw bëre pourquoi du ñëw bëre. Eumeu Sène Bombardier noo gisee combat boobu. waaw combat bu neex a ngi noonu parce que gi nga Eumeu Sène mbër la boo xam ne man dama ko xam yàgg na mus naa ko fàttali benn suur muy reetaan. benn suur lambu sañca mbapat buy am fii boobu ay booy lañ ñun ñëpp moo topp ci ñun mu ne ma bëre ba pare mu ne ma grand su ma màggee dama bëgg a mel comme yow yàgg naa ko géewal ci mbapat muy bëre booy boobu équipe nationale fekkante nañu fa booy bu mën bëree ngi noonu te respecté li muy def gis nga mën na daan Bombardier comme Bombardier mën na ko daan Bombardier tamit boo xoolee taay yi sensé na par rapport ak bi muy soog a jóg léegi lambam boo xoolee da koy teg ci yoon day ñëw dox sa kaw comme ni mu bëree ak Modou Lo dafa ñëw dox ci kaw waa ji mayu ko dara mais Eumeu tamit am na moom itam warul taxaw benn place di xeex waa ji di corps à corps Eumeu am na ay bëre yoo xam ne day jaar ci suuf jaar ci poqotaan jaar ci kii yooyu noonu war na mun a liggéey loolu rapidité ba nga xam ne waa ji waru ko téye parce que tamit ku la loon laar sa la saawaay wóorul nga bàyyi ko mu lay téye quoi. kon instant yi Eumeu Sène dafa war a daw jàppanteeg Bombardier. uti bëre waaw ay xeex ay yooyu yëpp man. kiiwuma ko quoi dafa war a daw jàppanteeg moom wala mu song ko jéem a jaar ci falaay mais pas taxaw di corps à corps di xeex yooyu daal man diggaluma ko loolu quoi Bombardier tamit warul taxaw fa di kii rek dafa war a fermer dox ci kaw waa ji comprendre nga njool na am na góos na fermer dox ci kaw waa ji bañ ko may dara combat la boo xam ne combat bu neex a ngi noonu. tey combat yooyu noonu yow comme ni nga wax nee nga comment dirais-je Modou Lo Lac de Guiers 50-50 la. waaw Balla Gaye Gris Bordeaux li nga jot a gis pour yow Balla Gaye moo nekk favori. Eumeu Sène Bombardier kan mooy favori. Eumeu Sène Bombardier non damay wax ne Bombardier mooy favori parce que nag tamit ki téye roi des arènes nag tamit bokkul ak ki nga xam ne da koy yóotu jotagu ko am de kon
kon Bombardier mooy favori mais nekkul ne Eumeu tamit def na ay parce que daan nekkoon xam ne roi la quoi mais kii tee roi bi daal mooy favori instant bi nii. waxuma la nag moo ko mën de jël roi bi taxul nga mën ko de Eumeu neexul mën de saa waay. léegi tamit Eumeu tey boo ko doon suggéré parce que mi bëreel tamit poids lourd la. waaw te jamono ji comme ni nga ko waxee ñëpp seetlu nañ ne da doon taxaw sigi bëri gaal mais day wàcc léegi. xeex ak yow. waaw est-ce que tey Eumeu dafa war a jël poids ci combat bi wala dafa war a wàññi. non non Eumeu dafa war a gaaw combat bi gaaw moo ko ci arrangé saa waay gis nga léegi gars yi dañu commencé tàmm ay jël poids yenn poids yi loolu baaxul bu yaakaar naa boo suivre sama carrière man ñi ma doon bëreel amul ku ma ci xaaj bay tolloog yow mais liggéey naa loo xam ne ku ma ci jàppante damay xam ne ëppoo ma doole loolu moo wóor quoi mais dem jël ay poids ba di mais saa waay mënoo yor yenn poids yi bëgg a gaaw bëgg Balla Gaye action yi mu doon def ay Ousmane Diop bi nag ay yooyu est-ce que defeti na ko parce que poids bi mu jëlee tax mënatu ko nañu liggéey seen style bi ñu yor liggéey force liggéey gaawaay rapidité parce que poids lourd war nga ko àgg fu sori foo xam ne balaay réfléchir nga def li nga bëgg mais poids lourd bu la du ëpp ba pare 10 gën la 10 poids bu la téye saa waay donc pour nga daan ko du yomb. waaw Zale tey sa kàddu mujj buy ñëw nekk ci wàllu lamb gi nekk wàllu mbër yi lu muy doon. waaw lu muy doon daal mooy lamb ji man lu mu avancé rek laa bëgg quoi surtout sponsor yi laay ñaan ñëwaat ci lamb ji parce que boo demee ba ay Assane Ndiaye ay Aziz Ndiaye ay Gaston Mbengue ay Luc Nicolaï tëgguñu lamb saa waay nga xam ne am na problème lamb ji. combat yi nga fay gis ni ay mbër lañu parce que ñooñu ëllëg ñooy jóg ci kaw mais poids lourd yi tamit dañ ci bokk dañu war a bëree combat Balla Gaye ki mu ngi nekk ne au lieu mu nekk saison bi bële la nekk parce que coow li bari woon na ñu dañu ko taxaw duñu ko taxawal combat yi am ni ba pare ñoo ngi dégg problème sponsor a tax ba léegi nii leeragul bu baax parce que maa ngi dégg démb rek Assane Ndiaye jàpp na la date le 23 juillet mais ba léegi nii ñi ngi naan desal nañ ma xaalis ñi naan desalu ma xaalis Bombardier combat am leeragul parce que moom itam ba léegi nii maa ngi dégg mu naan sama xaalis dañ ma ko jox kéema promoteur bi nga wax naan problème sponsor kon sponsor yi nañu ñëw ci làmb ji tax làmb ji mën a avancer quoi